Bonjour ou bonsoir. Top, c'est parti pour ce premier numéro de votre émission préférée Bourou Sañse, dédiée aux différentes tendances de la mode super branchée, du stylisme et de l'artisanat multiforme, afin de montrer, guider, coacher, équiper et booster la créativité et l'innovation chez nos bien-aimés spectatrices et spectateurs qui avaient choisi de nous suivre régulièrement en vue de mieux s'accorder à l'ère de votre temps en fonction de votre montant. Ci noonu waxoon naa la ñi la ku xeebul sa noos di nga mën a noos sa poos lu ci mënti nekk di nga mën a doon buur ci sa sañse ngir am ci lu gën a leer kii Cheikh lay wuyoo jox nañ ko thème tendance màggal kenn rek moo ko ci doy di Dija Couture sopp Serigne Saliou nekk fii ci daanu quartier Médine ñu topp ko ndànk ba mu dugg ci atelier bi jël mesure am ñu xool ndax dina doon buur ci sañse waaye nag dégg naa ñu naan dàll mooy génne sañse ginnaaw ba mu jógee fi nga xamante ni nii moom mooy ci Dija Couture topp nañ ko ba mu dem marché central quartier Tefes waaye ñun ñi ngi laaj ci lu mu fiy def kon mu mel ni dafa doon dem ci kër Serigne Touba Dallu Ngaay ngir jël fa dàll ak accessoire buy tax mu élégant waaye tendance ci màggal gi ginnaaw ba ñu jógee marché central dañuy daal di continuer waat ba route de Joal fekk fa Mata moom itam mu mel ni dafa bëgg élégante tendance ci buuru sañse ak tendance màggal biñ ko toppee mu daal di dugg ci kër Soxna May Couture fekk fa Lalla Traoré avec son style di temp ndànk dugg ba kër Soxna May Couture ngir rek mën a tendance ci buuru sañse ba tey nos chers téléspectateurs dooleel mode dundal artisanat waaye génne créativité suñu ay styliste moo ñu yóbbu ba quartier Médine ñu daal di koy topp ndànk sur la route de Ndaje di wuyoo Stéphanie très élégante avec son style fekk fa Babacar Ya Salam création ndekete moom itam dafa bëgg élégante ci buuru sañse ak tendance màggal kon nag ku duggi woon di nga mën a yàgg ñu xaar ba jouru plateau bi pour xool kenn ku ci nekk lan nga ñuy indil ci buuru sañse di fàttali ni que demoon nañ fii ci quartier Médine ci Dija Couture sopp Serigne Saliou ba tey génn ñu Médine sur la route de Ndaje dem ci Babacar Ndiaye Ya Salam création doxantu ba marché central ci kër Serigne Touba Dallu Ngaay daal di barastiku fële ci route de Joal fekk fa Lalla Traoré ci kër Soxna May Couture kenn ku ci nekk jéem a wane sa créativité ci thème bi ñu leen joxoon ci tendance màggal loolu yëpp nag c'est le contrôle de l'œil de l'expert et de nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voilà surexcités de vous servir votre émission à tendance mode super branchée sur ce plateau d'or Bourou Sañse maa ngi ko daan wax ku xeebul sa noos ku nekk di nga noos te nag seen émission Bourou Sañse leen rek moo ko tax a jóg mooy valoriser li nga xamante ni moom mooy mode promouvoir li nga xamante ni moom mooy artisanat dañuy wax nag ni que koo jox sa xaalis ni ko demal ca marché ba su demee dafay ndugg bu nduggee daf lay indil li nga xamante ni nii rek moom la togg ci noonu dañ leen a joxoon benn thème tendance màggal la ñu wax kenn ku ci nekk daal di am kenn ku la wóolu kenn ku ci nekk daal di am ki nga xamante ni moom nga wóolu kenn ci moom ngir mu daal di lay permettre nga doon kuy tendance màggal ci noonu rek comme ni ngeen ko seetaanee léegi rek reportage bi ni mu demee kenn ku ci nekk ak fa nga demoon pour jéem a fexe am li nga xamante ni nii moom mooy élégance loolu rek moom moo tax tey jii nag ñu daal leen di fas yéenee yàkkal li nga xamante ni nii moom la ñu toggoon pour le plaisir des yeux waaye tam ñu koy def sous le contrôle de l'œil de l'expert kenn ku ci nekk di seetaan aussi expert ngay daal di doon daal di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom lañ defoon dépense bi ñu daal demoon nag nduggi fas yéenee nag indi li nga xamante ni moom la ñu nduggi woon kenn ku ci nekk am na kenn koo seeti woon dañ leen daal di rek nuyu kenn ku ci nekk daal di wax sa xalaat ci naka nga dundee woon li nga xamante ni nii moom mooy sa shopping naka nga defee woon ba mën a pare pour tey jii nga fas yéenee wan li nga xamante ni nii moom mooy sa élégance tendance màggal xanaa nag dañu daal di rek commencer ci sama ndeyjoor la charmante grande dame ñu gën koo xam ci Mata Mata maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. baa yaa ngi si jàmm. waaw alhamdulilah sant yàlla bu baax. kooku nag moom mooy sama xarit bi très belle très élégante Stéphanie comment va. comment va. ça va bien. yaa ngi si jàmm. naka journée bi. Cheikh mon ami maa ngi lay déggee. maa ngi delloo ziar naka journée bi. ça va. ñu am mbégte rek ànd ci ak Dija shop sopp Serigne Saliou ñu gën koo xam ci Khady Faye mu nekk fii ci diwaanu quartier Médine waaye itam ca beneen wàll ba du ñu génn Médine dañuy daal di doxantu sur la route de Ndaje ci ginnaaw stade Caroline Faye dinañ ko fekk Babacar Ndiaye Ya Salam création moom itam mu daal di génne li nga xamante ni moom mooy savoir faire am ci noonu aussi doxantu nañ ba fële nga xamante ni moom moo nekk sur la route de Joal fekk fa Lalla Traoré kooku moom mooy borom Soxna May Couture mi nga xamante ni aussi dinañu présenter li nga xamante ni nii loolu la indi ci li nga xamante ni nii moom ci tendance màggal ba ñu def dara rek dañuy jéem a waxtaan ci mode en général joxoon nañ leen benn thème yéen ñëpp kenn ku ci nekk bëgg naa nga wax ma naka nga dundee woon pression bi wala stress bi ci li nga xamante ni nii moom mooy thème bi ñu leen joxoon Mata. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant
di leen gërëm bu baax a baax ci tendance su màggal tamit biñ ma ci proposé man dama cee kontaan ndax man tam aw ma ci dara loo xamante ne dama ciy tiit wala dara loo xamante ne nii tam dama ciy raf ndax biñ ma ko proposé rek muy Lalla atelier di Soxna May Couture dama cee fier daal pour bokk ci daal dama ciy fier ndax maa ngi moom du tey démb la woon te musuma génn ak moom foo xamante ne nii tam musuma neex daal ndax man Lalla fépp fu ma génn ak moom rek damay kontaan sama tissu lu mu oyof bu ma ko ñawalee macha allah sama tissu lu mu riche bu ma ko ñawalee macha allah kon daal man Soxna May Couture fi ma dugal ci tendance su màggal man aw ma ci dara lu ma ciy tiit daal dama cee kontaan te dama cee fier. incha allah dafay nekk rek sous le contrôle de l'œil de l'expert incha allah dina joxe li nga xamante ni moom mooy xalaatam Stéphanie jox nañ la tendance màggal nga daal di préféré dem ci Ya Salam création Babacar sa diggante ak moom naka la demee li nga xamante ni mooy fidélité bi ak pression ak thème tendance màggal bi pourquoi choix bi. tey moom dégg naa trop ndax Babacar Ya Salam création moo ma ñëwal lii ci tendance màggal bi moom rek laa ci yaakaaroon nag ndax ku nekk foo yaakaar ndax man aw ma lu ma ci ragal ndax bu ñu ma joxee lii directement dama nekk damay dem ci Babacar mu ñëwal ma vraiment taw ma ci tamit lu ma ci metti macha allah. merci beaucoup macha allah très belle et toute souriante ñu ngi koy jaajëfal xam naa dinañ ñëw ci kanam tuuti expert bi dinañu wax aussi li nga xamante ni moom la Babacar Ya Salam daal di ñëw waaye tam aussi dinañu wax ban gis-gis la am ci li nga xamante ni moom la proposé ci seen premier numéro émission Buuru Sañse ci tendance màggal Cheikh mais Cheikh dama ko maam Cheikh Rama Fall waaw instant bii moom ku la joxoon këll jox la cour rek nga dóor tendance màggal la ñu wax pourquoi ce choix ci déjà couture Khady Faye. oui déjà man ak moom yàgg na ma franchement moom laa wóolu moo tax moom mooy solo moom lu ma mënti ñëw moom moo koy solo moom laa wóolu donc bu màggal bi tey ci moom laay def moom mooy ñëwaat ci liggéey. macha allah xam naa ni que téléspectateurs yi aussi dinañ ko apprécier suñu expert bi aussi dinañu wax xalaatam ci li nga xamante ni moom la la proposé mais ñu waxtaan ci la mode en général par rapport ak saison yi par rapport ak tendance bi par rapport ak événement yi yéen gis-gis ngeen am ci Sénégalais yi ak Sénégalaises yi ci wàllu sol ak suñu stylistes yi seen créativité madame. waaw stylistes yi seen création moom macha allah rawatina Sénégalais macha allah man daal gis naa sama bopp ci li ñuy créer gis naa sama bopp neex na ma kontaan naa ci daal te fier naa ci tam gis naa li ñuy def daal macha allah te buñ la kubalee ko Sénégal nga kontaan buñ la kubalee ko tubaab nga kontaan saison bu nekk daal ak li ñuy génnee daal wax dëgg yàlla macha allah kontaan naa trop ci ñoom. ok Stéphanie ñu gis ni que mode dafay avancer. li xewoon ay il y a de cela ay 10 ans ci gannaaw ak li xew léegi nii am na une très grande différence en tant que jeune naka ngay dundee mode bi lan mooy doon d'habitude yére yi nga xam ci nga gën a nekkee à l'aise. parce que nekkul yére boo sol mu dem ak yow des fois dina dem marché jënd lu tissu 300 kii dem jënd lu cher nga sol lu simple mu jàpp la keneen ki sol lu cher gis ni ñu koy jàpp parce que des fois nekkul nit lu mu jot rek la war a mën a sol. waaw parce que tamit affaire bi tamit si yaram la danga war a xool sa yaram lu mu méngool sa yaram lan la war a mën a àndal te soo ko. mais naturellement yow tu te sens plus à l'aise ci yan style sol. kon genre mode yi. déjà Cheikh ñu ngi dégg léegi suñu sista Stéphanie mu wax ni que mode bi dafay avancer nit ñi dañuy am seen choix ak seen ay goût mais est-ce que réellement choix ak goût bi nga am dina baax parfois pour mu méngoo ak sa yaram c'est pas toujours évident li ngay bëgg ak li nekk ci mode bi ak tendance bi dina la jàpp. donc ça c'est vrai par rapport ak man franchement man jean laa xam ak t-shirt après 20 ans en Europe mooy loolu laa xam bi ma ñëwee fii Sénégal commencé fi yàgg tuuti commencé di sol yi mu neex ma lool déjà moom ma njëkk solal
boobu ba léegi bàyyi ko ci moom laa jàpp waaw dem ñëw. waaw Dija Couture. waaw dëgg kon suñu mbokk téléspectateurs yi si vous nous rejoignez rek ngeen xam ne que yéen a ngi seen émission Buuru Sañse ñu ngi ci suñu premier numéro tendance bi nag mooy tendance màggal comme ni ngeen ma gisee nii nag Serigne Fallou Tangoura borom Tangoura Couture moom moo ma habillé waaye itam dàll yi ma bëgg nga jëlal ma ko ñu ngi ci ànd ak ki nga xamante ni moom mooy kër Serigne Touba Tallou Ngaye ak Khadim Thiam ak Mame Bousso Soxnaam incha allah dinañ ci ñëwaat ñu ñëwaat aussi ci partenaires yi par rapport ak fidélité bi nga xamante ne nii moom la nit ki di am ak ki nga xamante ni moom mooy ki koy ñawal ak ki lay di jaay léegi lan mooy suuxat fidélité boobu. waaw fidélité boobu li koy suuxat il faut que nga gëm sa bopp te boo gëmee sa bopp dangaa war a gëm nit ki nga xam ni comme yow yaa ngi jëndanteeg nit ki te loolu ngay jëndanteeg moom yow sa intérêt ci la nekk avantage am ci la nekk léegi yow danga ko cee war a jàppale bu baax mu mun a dem xam nga bu teyee boo ñëwee nga gis li nga bëgg mu jaay la ko bu subaa day am confiance ci yow ba nga xamante ne ni dangay dem a dem ba nga xamante ne ni bu demee bu amee marchandise bu bees da lay woo confirmer la nga ñëw léegi bu ko defee mu ne la lii mooy tendance bi lii mooy tendance lii moo bees léegi bu ko defee yow nga dugg ci jënd dem sa tailleur bu ñawal la ku ci mel ni Lalla Traoré soxna May Couture gis nga fi ma génnee tey man madame Badji te xam nga ne madame Badji lii ci yor màggal moom boo demee siyaare sëñ bi joxe addiya tubaarkàlla. kon sëñ Saliou dina kontaan. sëñ Saliou moom. ay Stéphanie par rapport ak fidélité ci nit ki li muy bëgg ak ki ko koy servir à chaque fois di nga gis koo xamante ne nii dafay dem ci kii tey suba mu dem ci ka ca des lan mooy nourrir fidélité ci diggante yow ak sa tailleur Yaa Salam Création. Yaa Salam moom maa ngi yàgg nañ tey te musuma dem ba ko ndax saa yu ma ko andilee si ma si li ma bëgg rek la ma si defaral musuma si am li ma nekk moo tax depuis lors ba tey moom laa jaar depuis 2014 ba léegi ba 2020. mais est-ce que parfois du arrivé mu jox la rendez-vous te loolu dégg naa gars yi dañ koy su bëree bëri parfois ñu jox la rendez-vous duñ ko respecté est-ce que tam loolu du bokk ci liy rey fidélité. non maag Yaa Salam moom loolu mosul am vraiment saa yu ma yóbbee sama tissu su ma ko nee jour temps laa ko soxla boobu laa koy jox. ok et Cheikh ñu gis ni que instant bi ñi nga def nii moom ci yor-yoru màggal bi yaakaar naa ni boo ci boole woon di dóor yor sa këll rek da ngay daal di mën a pare pour mattaani bi dëgg fidélité naka la ko client bi di mën di nourrir ak ki nga xamante ni nii moom mooy ki koy ñawal wala ki nekk ki koy permettre muy tendance à chaque fois. Je me dis que c'est question de confiance parce que man déjà Couture dama koy fréquenter comme dama koy fréquenter maanaam moom léegi bi mu am benn mesure organisée mooy jënd mooy ñëw moom mooy jox ma soxla man aw ma dara lu ma ciy def damay ñëw rek mu ne ma kaay jëlal ma mesure jëlal ma ko ma dem te fi ma jaar rek bàyyi naa ko. loolu dëgg la lii moom wax dëgg yàlla macha allah foo jaar def ko loolu dëgg yàlla kon suñu mbokk téléspectateurs yi ñu fàttali leen rek ni que am nañ ay gan am nañ ay partenaires yi nga xamante ne nii dañoo ànd ak ñoom ci biir émission bi et bokk na ci comme ni ma ko waxee Dija Couture sopp Serigne Saliou nekk fii ci quartier Médine ñu gën koo xam rek ci Khady Faye jàmbaar la ci ñëw te ko xool li mu def ak Cheikh rek di ngeen gis ni que ndaanaan la war a doon donc téléphone am moom mooy 77 et 360 09 82 waaye tam ci beneen wàll ba Yaa Salam Création suñu partenaire la mi ngi nekk fii ci quartier Médine ci yoonu ndaje bi rek ci ginnaaw stade Caroline Faye téléphone am moom mooy 77 494 36 47 Stéphanie gis ngeen ni mu mel tey jii macha allah ci yor-yoru màggal gi ci tendance màggal ci seen biir émission bi nga xamante ni rek moom mooy Buuru Sañse Yaa Salam Création nekk fële ci diwaanu Médine soxna May Couture nekk fële ci route de Joal ñu ànd ci ak Lalla Traoré mi nga xamante ni nii moom moo def rek madame Badji nii donc ci 77 212 69 74 et 77 212 69 74 et ci beneen wàll boobu aussi ñu ngi ci ànd ak kër Serigne Touba Tallou Ngaye dooleel modul waaye itam suqali li nga xamante ni nii mooy suñu artisan yi ca beneen wàll ba mooy dooleel li nga xamante ni moom mooy le consommé local suñu artisan yi nekk ci dëkk bi Cheikh naka nga gisee seen liggéey gis nañu ni que gars yu bare bari dañuy préféré
dem di jënd ci seen i bagage bitim réew te fii am na ay artisans yoo xamante ne nii xarañ na bu fekkee styliste yi bu fekkee ni ko cordonnier yi la ci wàllu la consommer local naka nga ko gisee. franchement ay jàmbaar la. jàmbaar la maa ngi gis ñu def lu rafet góorgóorlu parce que li ñu leen di wuti ci biti xam ne fii ci dëkk bi moyen moo leen manqué xam naa ne bu ma amee moyen dinañ dem bu baax te li ñuy defar rafet loolu wax dëgg yàlla man moom du yàgg ma bàyyi pantalon si biir maa ngi koy commencé daal ndax yii moom am dara tabarkalla am sa dara la ma jaar ñun moom rafet na macha allah. kii Mata le consommé local naka nga koy dundee li nga xamante ni mooy dooleel ñi nga xamante ni moo nekk suñu artisans yi naka nga koy gisee par rapport ak ñi nga xamante ni dañuy am sax complexe wax ni li ñuy liggéey ci dëkk bi la gis. waaw man de suñu artisans yi man dama kontaan ci ñoom daal ndax tamit wax dëgg yàlla li ngay jéggaani boo déggee da ngay jéggaani boobu da ngaa sa dëkk daa tëb ndax Sénégal tamit artisan bi ñu ngi def lu rafet ñu ngi def lu modernisé daal wax dëgg yàlla boo xoolee suñu couture yi tailleur yi ñu ngi ñaw lu rafet macha allah menuisier yi cordonnier yi ñëpp daal xam nga daal ñu ngi def daal lu tendance daal ci dëkk bi man daal wax dëgg yàlla man kontaan naa ci ñoom ndax xëy na tamit ñàkk moyen la waane tam yaakaar naa ne bu ñu gënoon am moyen tam affaire bi dina gën a développé waaw. Stéphanie est-ce que kon jarul pour que état bi am une bonne politique bu ñuy def pour mën a dooleel li nga xamante ni mooy artisanat état bi lan nga doon proposé en tant que jeune boo xamante ni nii xam nga naka la mode bi di demee ak naka li nga xam mooy le consommé local di xaw di jooyee nit ñi di am complexe di jéggaani état bi volonté politique la wala gis-gis la boo xamante ni yow bu ñëwee indi la leneen loo xamante ni nii ci beneen dëkk la jógee nga ni man bu ma ko fi jënd damay jënd li sama waa dëkk liggéey état ci volonté politique ak nit ñi nga xamante ni ñoo war a dooleel artisan yi. su ma la déggee kon état bi yow gisoo ni que nit ñi dañ leen cee war a xaar kon nit ñi ñoo war a pare pour jàppale artisan yi mooy maanaam bañ di jënd li ñu jéggaani di jënd li nga xamante ni moom la ñu liggéey si je comprends bien loolu la ko wax très timide mais très charmante ma belle ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Stéphanie yéen a ñu seetaan ci biir kër yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ñu ngi nekk nag ci njeexitalu émission bi nga xamante ni nii ci la ñuy duggee ci présentation comme ni ma ko waxoon léegi koo jox xaalis ni ko demal marché demal nga nduggi soo nduggee ba pare nag war ngaa wane li nga xamante ni nii moom mooy la nga nduggi woon ci permettre nañ leen ñu dem seeti ci seen ay tailleur thème bi ñu leen joxoon mooy tendance màggal sur le contrôle de l'œil de l'expert xam naa ni ci kanam tuuti dina ñëw dama bëgg rek à tour de rôle Mata nga jóg wan téléspectateur yi nga xamante ni nii moom la la laal ñëwal ñëwal rek wan ko nit ñi comme ça ñu xool comme ça expert dina mën a wax ban gis-gis la am professionnellement ci couleur yi donc li nga xamante ni moom la proposé ci tendance bi mais li nga xamante ni aussi moom la proposé ci wàllu coupe li nga xamante ni aussi moom la proposé par rapport ak thème bi ndax xam nga ni que Sénégal ñu bëree bëri dañuy sañse te du ñu xam dañuy sañse événement bu jot am nga loo war a sol bu fekkee ni que cérémonie bii nekk da ngay sol loola neex demoo ko noonu mais bu ñu waxee màggal ci yor màggal nga def si nii tagalu yaakaar naa ni nekk loolu am solo man day tàggu naa xaw ma nag Moussa Ba ci li muy def téléspectateur yi aussi vraiment ñoom itam dinañ apprécier kon ñu jaajëfal ko yow léegi mën nga ñëw toog comme ça ñu mën a bàyyi après expert bi mu mën a jox appréciation suñu Cheikh jël sa cours ak sa leket nga wan ñu véritablement li nga xamante ni moom la Khady Faye déjà couture proposé waaye tam accessoire yi nga xamante ni nii moo jógee fële ci kër Serigne Touba Dallu Ngaay xoolal ma njël bi xoolal ma allahu bi ceinture bi ah xoolal ma bot yi vraiment mais créativité bi nga xamante ni aussi moom la ñuy gis ci ñaw bi couleur bi noir blanc bi loolu yëpp suñu appréciation lay doon téléspectateurs yi aussi ñoom tam ñi ngi apprécier xam naa ni aussi expert bi dinañ ci jox li nga xamante ni moom mooy xalaatam déjà couture madame Faye wala boog déjà couture Khady Faye ah
kooku mooy sopp Serigne Saliou waaye accessoires yi ma ngay jaay fële ci kër Serigne Touba Tallou Ngaye ah jaajëf merci Cheikh ci beneen wàll bi Stéphanie dañ koy daal di rek permettre ñu daal di permettre aussi ñu daal di gis li nga xamante ni moom moo nekk le savoir faire de Babacar Ya Salam Création ñu gis ni que tigre bi ah peau de tigre bi gis nañ ko ci donc bleu bi ñu ci boole donc vraiment la danse des couleurs ah comme on dit vraiment ñu gis ni que aussi xale bi sol na ko nag dëgg Babacar dagg na ñëw na mais nag xale bi sol na ko vraiment macha allah je crois que lii ci takkusaanu Magal dina nekk loo xamante ni nii lu tendance lay doon ci seen émission Buuru Sañse Babacar Ya Salam Création moom moo fa jaar ah donc avec bien sûr la charmante Stéphanie très timide mais valorisé na li nga xamante ni moom mooy ñaw ah donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax ngeen gaaw rek jël numéro yi nga xamante ni rek moom moo nekk sur le bas de l'écran ngeen gaaw rek jël numéro yi nga xamante ni moom moo nekk sur le bas de l'écran ngeen mën a pare pour def seen commande ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo nekk ci plateau bi ñu leen liggéeyal ñëpp dañuy jaay prêt à porter soo bëggee ñu mën laa jaay est-ce que man am naa problème ci wane sama sañse sëñ Fallou Tangoura moo ko jaar ah Tangoura couture moom moo ma def nii waaye dem ni sama accessoire yi kër sëñ Touba Ngaye bu njëkk gi su ma neexee rek ma daal def nii woo ganti boobu maa waaw di ma def ni que créativité mi ngi suñu artisan yi waaye tam aussi ñaw parfois da ngay gis nit koo xamante ni dafay gàcceel tailleur ndax tailleur bi dina ñëw bu rafet ki ko sol du ko sol ni mu ko war a sol wala du ko doxee ak ni mu war a doxee dinañ ci waxtaan léegi rek tout à l'heure pour terminer style bi nga xamante ni moom war a mën a génnee ci li nga xamante ni moom mooy sañse ah merci beaucoup kon ñu daal di rek dem ci beneen pàcc bi mooy permettre l'expert donc léegi dañuy ñëw ñu waxtaan ci le style nit ki dina ñëw sonn ci loolu parfois sax mu dagg ci ciseau bi yow nga sol ko gàcceel li mu sol feeling bi war a génne sañse lan la. ci nit la rek. nit la rek dafa am ñoo xamante ne nii bu ñu solee lu ndaw sax. bu leen kubalee këppati simple sax. mu dem dégagement. loolu ci nit la. loolu dégagement la ci nit la nit la yàlla moo koy def ci nit. ñu mun nga dem ci tailleur mu ñawal la. ma gis ko man ma dem ci tailleur mu ñawal man ma sol ko du mel comme ni mu mel ci sama rakk ci. xam nga. noonu daal dégagement la ci nit daal yàlla moo koy def ci nit waaw ndax man damay gis Lalla Traoré soxna May couture daf may kubal kub boo xamante ne daal man samay sœur wala samay copine dañuy ñëw naan ma waaw sañoo bi rafet na ma ne leen bu ngeen buggee ma yóbbu leen wala kubu ko ma abal la bu buggee ma abal la yéen kon nit ki war a sol yére bi parfois dafay valoriser yére bi Stéphanie. loolu moom dëgg la. loolu moom canaliser rek. loolu moom dëgg la moom dafa am ci ay nit yu bëri. waaw ndax man moom kontaan naa man moom damaa fier man ci sama tailleur man. wax dëgg yàlla du pour li ma toog fii waaye damaa fier. fier na ci sa tailleur waaye moom itam mosuloo woo ko ndax saa bu la ñawalee nga dégagé lu ko génn. lu bari sax. lu bari damay kontaan. dégagé aaw. bu am daal ci benn Stéphanie le style bi nga xamante ni moo war a mën a génnee li nga xamante ni moom mooy sañse dégagement. style bi moom si nit ñi la nekk. nit ñi dañuy jubluwaale. vraiment comme suñu moment bi ñu mën rek. des fois dañu sol lu cher. keneen ku sol lu moins cher. mais dañuy gis ne ku sol lu moins cher yi. ñu sol moo ko gën a jàpp. que sol lu cher. waaw. nit ki la nit ki la. Serigne Cheikh le style dégagement bi nga xamante ni moom mooy génne sañse parfois ñu gis koo xamante ni dafay gàcceel vraiment tailleur day ñëw rafet mais dégagement bi nga xamante ni moo ko war a génne le style par rapport ak mode. ci nit lay nekk. dañ koy judduwaale. comme li waykat bi wax kes du la dab da nga koy judduwaale. car tubaab fokkal lu ma sol ñu ma. macha allah. t-shirt sax ñu ma. ndeysaan. waaw déjà dafa ñëw mottali ko. waaw ndeysaan. dafa ñëw def ci moom daal.
kon ñu defal leen rek suñu téléspectateurs yi nous sommes presque au terme de l'émission dañu daal dem rek ci rubrique bi nga xamante ne nii moom moo ci des mooy permettre expert bi mu ñëw def appréciation par rapport ak li nga xamante ne nii moom la suñu ay partenaires daal di proposer mais bien avant cela ñu fàttali leen ni que li ñu nekkee ñu ngi ci ànd aussi ak mercerie xéewal gi Dia et Frères donc ñu ngi nekk fële ci ville ci wetu fi nga xamante ni moom mooy Sonatel waaye tam ñu ngi ci ànd aussi ak ADP Fashion mi nga xamante ni nii mooy spécialiste ci vente en ligne di la ko livrer vraiment en toute sécurité lépp loo soxla ci ay drap de lit lu jëm ci ay getzner lu jëm ci ay vax donc ay accessoires yemul ci loolu pour affaire beauté luy def sa teint di gën di nice terrain ay auto yëpp daf la koy mën di jaay ADB et fashion. ci beneen wàll bi ñu ngi ànd ak Khadija Shop mi nga xamante ni nii ci cadre bu somptueux bi foofu la ñu nekk tey jii lépp lu jëm ci wàllu sac lépp lu jëm ci wàllu dàll moo xam bu góor ak bu jigéen te dégg naa sax ñu naan sañse balay mat dàll ak sac moo koy mottali mocassin yi di nga ko fi mën di am cérémonie boo munti am moo xam réception la moo xam ngénte la moo xam lu mu ci munti doon boo fi ñëwee di nga fi jëlee la nga fi bëgg ak sa poche lu mu munti doon li ma bëgg nag mooy ñu décomplexé mbir mi dama bëgg ñu décomplexé mbir mi mooy boutique bi c'est tellement yaay ba nga xamante ni da nga yaakaar ni que mbir mi dafa cher tu n'as plus besoin ngay doxantu ba marché baa nga def fii risque ya fa nekk ñu sàcc sa xaalis ak lu ci mel ñëwal ci quartier Médine ci Dia Shop ñu jox la dàll sac ak sa cérémonie fu mu mënti demee avec bien sûr la complicité de la régie dañu daal di rek dem très rapidement ci li nga xamante ni mooy njeexital émission bi di l'œil de l'expert. asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Buuru Sañse c'est l'œil de l'expert qui expertise ñi ngi ñëw ci Dia Couture sopp Serigne Saliou quartier Médine tendance bi rafet na tendance màggal c'est très joli nice na couleur bleu blanc c'est tendance màggal c'est très joli ak accessoires yeeg yëpp Cheikh suñu mannequin bi Cheikh moo ñu ko solal après ñu ñëw ci Ya Salam Couture quartier Médine habillé Stéphanie la charmante Stéphanie gis nañ ni tigre bi rafet na c'est très joli elle est très bien habillée ak bleu bi da koy génne bleu kii bi am na ñam après ñu ñëw ci Soxna May Couture route de Joal habillé suñu charmante dame bi madame Badji vraiment rose bi génn na ak damina bi rose kii bi fuchsia bi ñëw teg ko ci musóor gi vraiment macha allah c'est très joli nice na suñu couturier yi vraiment ñu ngi leen di remercier nice na vraiment ñi ngi génnee tendance di génnee mode di génnee tendance ñu ngi leen di remercier. Ne bougez pas. De publicité. Pour tous vos besoins en garniture, brodé tissu, wax utaguette et simple, renfort, jël ko jaay gros, demi-gros ba ci détail, vente de machines simples, piqueuses et perlage, une seule adresse dans le département de Mbour. Mercerie xéewal gi Dia et Frères nekk xéewal ci département de Mbour ci lépp lu ngeen di soxla ci wàllu matériel mercerie, route de Joal en face BCEAO, téléphone 77 508 09 67 70 892 67 14. Mercerie xéewal gi Dia et Frères ay bagages yu am qualité sama mbokk tailleur yi taamu leen ndax seen service bu jaar yoon bagage yu mucc ayib te yomb popeline garniture produit tissu wax utaguette ak simple renfort wëñ ak qualité boo ci mënti bëgg jël ko jaay gros demi gros ba ci détail 77 508 09 67 70 892 67 14 cerise sur le gâteau jaay la machine moo xam simple piqueuse wala perlage pour l'air populaire basal pédal mercerie xéewal gi Dia et Frères route de Joal en face BCEAO service qualité ci njëg gu mucc ay guddi di nelaw ba jëkk hey yal na ko yàlla teral bëggeelu léegi bala muy neex fa mu metti Dia Shop spécialiste en vente de sacs chaussures hommes et femmes dans le département de Mbour mi ngi fii ci route nationale pont Médine ak xew boo munti am moo xam ngénte réception dîner de gala fekk ñu fële ci Dia Shop des sacs chaussures hommes et femmes de qualité véritable cuir venant d'Italie monsieur Sanché madame Sanché ay chaussures de ville mocassin carax am na confort neex na ci tànk daal di couplé ak madame ak foo munti nekk ci département de Mbour jaratul ngay sonn di buuxante naan marché laa jëm fekk ma rek fële ci route nationale ci wetu pont bi ma jox la lépp loo soxla pour sa xew boutique bi yànj na yaakaar nga ni que mbir
mi dafa cher déedéet ak sa poche nu munti toll tu seras servi ndax ñun dañoo boole qualité confort harmonie à des prix défiant toute concurrence. Des sacs chaussures hommes et femmes conçus façonnés et fabriqués avec le légendaire savoir-faire italien ak cérémonie boo munti doon avec les plus grandes marques italiennes Prada Hermès Louis Vuitton laay lay la xoolal ma cerax yow dem marché dem plage ba ci kër gi téléphone 77 292 01 72 77 292 01 72 Khadija Shop sur la route nationale ci pont Médine bi la ca gën a neexati nag dañoo nekk ci benn solde 50%. Nos produits inspirent l'élégance le standing et l'harmonie. ADB Fashion Business, vente en ligne et livraison en sécurité. waaw lépp rek ki nekk ci ère 21e siècle xam ni que lépp a ngi ci internet moo tax jaratul ngay buuxante di wax naan maa ngi jëm ci marché bi gaawal gaaw nga passé sa commande ki 77 517 26 69 ñu jaay la bazin vax drap de lit getzner jeeg daal day bëri bagage xoolal ma vaisselle yi yow ñun suñu ay clients dañuy am satisfaction ndax sécurité bi am ci livraison bi yow mi bëgg lu baax te jarul ngay déplacé wu une seule adresse au Sénégal ADB Fashion Business laay léeg la xoolal ma lunette de soleil yow di la jaay oto ak marque bu munti doon di def courtage immobilier kër ak foo ko munti soxla ci Sénégal defal la démarche administrative yi dox ci sa digganteeg yow miy jaay ak kiy jënd yow miy tabax sa kër bëgg nga faux plafond bu jaar yoon ak ADB Fashion Business benn jigéen dootu fi ñaaw gamme pour teint noir teint brodé teint clair teint métis teint bu rafet pour un résultat impeccable nous vous conseillons nos meilleurs choix et excellents compléments alimentaires aux glutations collagène vitamines pour blanchir éclaircir uniformément obtenir une peau fraîche rajeunie et hyper lumineuse à effet naturel traiter la sa peau dindi lépp lu ci nekkoon ci ay boutons prévenir et gérer l'acné réduire le comédon donner des cheveux et ongles forts réduire le cholestérol lutter et estomper les vergetures loolu yëpp soo ko bëggee ñu jaay la ko jox la ay conseils gratuitement accessoires ak boo ci munti bëgg ak cérémonie boo bëgg a dem dañ la koy jaay livrer la ko en toute sécurité ah lii nag moom neex na dañuy def tam décoration moo xam baptême mariage inauguration anniversaire taxawu la ba sa xew jaar yoon woo ñu gaaw ci 77 517 26 69 ADB Fashion Business spécialiste en qualité rapport prix. Ne bougez pas. De publicité. man la Khady Faye borom Dija Couture de Serigne Saliou Dija Couture nag mu ngi nekk Mbour en face ancien unité ci ginnaaw Rendo FM waaw Dija Couture nag day ñawal góor ñi di ñawal jigéen ñi lépp lu ngeen yaakaar rek Dija da koy def macha allah ci anam bu gën a rafetee nag. Ne bougez pas. maa ngi tudd Mame Diarra nekk ci côté village artisanat bi place su Sëñ Xaadim Thiam jànkatu xasida Dallu Ngaay place bi nag moom mi ngi tudd Kër Serigne Touba Dallu Ngaay dal leen ak jàmb ak Kër Serigne Touba Dallu Ngaay. Ne bougez pas. waaw atelier bi mi ngi tudd Soxna May Couture waaw maa ngi ñawee Route de Joal dinay ñawal góor dinay ñawal jigéen dinay ñawal xale yi tamit fii moom presque lépp lañ fiy def. Ne bougez pas. Yaa Salaam création tey moom la waa Buuru Sañse seet si ki nga xamante ni mooy gérant bi nag muy man mi Babacar Ndiaye Yaa Salaam lañ may dàkkantale li waral Buuru Sañse seet si ko mooy dafa wax ne dafa bëgg tenue bu rafet bu extraordinaire ñu war ko defal Yaa Salaam création nag mu ngi fii Mbour en face stade Caroline Faye tali ndaje bi booy dem ndaje boo jéggee premier doodaan bala ngaa yegg deuxième doodaan da nga ko gis foofu ñu ngi affiché Yaa Salaam création waa Kër Bagnès li nga xamante ni mooy suñu liggéey carrément lépp loo xamante ni lu nit di sañse la lépp loo xamante ni mode la ñun ñoo ngi ciy dox amuñ ci 2 poids 2 mesures lépp lu ci nit di def rek ñoo ngi ko ciy def ñun nag ñu ngi jaay toujours prêt à porter ñu ngi liggéey coupe sur mesure ñu ngi liggéey nit bu soxlaa loo mën a soxla boo ñëwee boo jaaree si ñun bu ànd ak dogal suñu borom danañ la ko defaral képp ni nga ko bëggee fii nag Mbour léegi tey ñu yàgg fi mais macha allah ñu ngi ciy am mbégte ndax mbégte moo waral Buuru Sañse seet si ñu te képp koo xamante ni yaa ngi biir Mbour ñu ngi lay bàyyiloo xel Yaa Salaam création. Ne bougez pas. De publicité.
Nous sommes presque au terme de l'émission mais bien avant cela ñu daal leen di jaajëfal bu baax a baax suñu téléspectateurs yi ñu doon seetaan kontaan ci suñu partenaires yi nga xamante ni nii ñoom lañu àndaloon ci premier numéro bi Tendance Magal tey jii ñu joxe woon thème Tendance Magal di jaajëfal aussi l'équipe technique am moom moo nekkoon ci caméra yi nekkoon ci production bi aussi et 3D Pro Vision à la réalisation DJ Cheikh DJ Mo à la présentation rendez-vous dans 15 jours ci beneen numéro ci beneen thème ak ci yeneen tendance toujours dooleel sañse ak mode artisanat ci Sénégal